jërëjëf Lamine Diarra mbokk yi moom ngeen di déglu moom nag mu nekk muy liggéeyee fi nga xamante ni mooy Senelec bokk ci syndicat bi di syndicat unique et démocratique des travailleurs de l'énergie léegi xam nga Lamine invitation bi li ko gën a waral nag bokk na ci benn contrat boo xamante ni tey ñoo ngi koy wax diggante Senelec ak Akilee soo gisee tamit sànq ñu laaj la ñaata at nga def Senelec mooy dañuy bëgg xam tamit xam nga li nga fa def plus de 30 ans. wax dëgg yàlla xam nga Senelec. xam nga ci lu bëree bëri. léegi contrat boobu nga xamante ni Lamine ñoo ngi koy wax diggante Senelec ak Akilee yéen seen syndicat bi kañ ngeen ko yëg ak lan nga ñu mën a expliquer ci contrat boobu. waaw contrat bi en fait ñun ñi ngi ko yëg mu leer. en 2018 daal la ñu yëg ne Senelec kat am na contrat bi muy waaj a joxe bañ ko yëgee ñu ne ci liñ ci jot a dégg parce que contrat bi xam nga ñoom dañ koy nëbb mais du ñàkk comme yow syndicaliste nga fexe gëstu ba for ci dara mais liñ ci jot a for darul ci biir boîte bi waaw ci biir boîte bi parce que société ak nu mu mën demee surtout yu mel ni Senelec am na ñoo xam dañu bëgg seen réew di liggéey ci biir kër gi xëy na sax yor ay responsabilité même duñ mën a wax mais dañuy fexe duñu mën a wax mais mën nañu fexe nit ñi xam ñu ne dee leen ne leen li may gis de baaxul loolu boo demee ci société yu mag yëpp dafay am am na ñi nga xamante ni ay patriotes lañu dañu bëgg seen dëkk léegi ñun bi ñu ci jéggee dégg dara ñu def réunion décembre 2018 bi ñu réuniree ku ne man jot naa ci li man en tout cas lii baaxul ñu ne kon nañu bind benn kayit bi ñu bindee benn kayit ñu wasaare ko wax Senelec ne contrat bi ñuy dégg fa mu jëm baaxul et que ñun duñ ci d'accord décembre 2018 laa la wax. janvier 2019 liñ ci dégg baaxut wala dañoo bëgg a jot ci contrat bi. non liñ ci xam nga nit buy waaj a def dara nga jébaane ko dana taxaw. d'accord loolu lañ ci jublu woon wax leen ne la ngeen di war a bëgg a signer ñun gis nañ ko te ñu ngi leen di bàyyi xel duñ ko nangu. pour que ñoom ñu taxaw. d'accord ba ñu war a génne kayit bi ci décembre bi comme ñun syndicat lañ bi nga xamante ni yàlla dafa def suñuy sart dañ ne politique bokku ci bu ci kenn wax politique kuy politique na nga dem fa ngay politique nga politique. te décembre 2018 bu ñu ko génnee ci fin décembre donc dafay déclaration bi ci janvier bi lay tombé janvier bi campagne électorale bi démarré na. te bu ñu génnee kayit ci biir campagne électorale di ŋàññ dara li nga xam dafa jot ci nguur gi dafa mel ni dañuy faral opposition may leen bunt bu ñu ko songee ñu ne kon comme ñun duñu politique nañu bàyyi ba campagne bi jeex bu campagne bi jeexee lépp lu ñuy wax ñu wax ko ñi ne duñ ko def ñi ne dinañ mais majorité bi ne daal bàyyi leen noonu parce que sinon dañuy taxal suba ne ñun dañuy politique ñu bàyyi bi ñu bàyyee njuumte bu ñu def mooy xalaatuñu woon ne contrat bi nit ñi danañ ko signé ci biir campagne bi ci biir campagne électorale bi nga xam ne wóorul sax ne Macky Sall dana gagné le 11 février 2019 ci lañ signé contrat bi. mais Lamine. yéen bi ngeen réunion noonu. ci décembre bi. yéen ci seen biir kenn ku nekk wax lim xam jot a xam ci contrat bi. ñii ne nañ ko fësal ñii ne nañu bàyyi noonu est-ce que réunion boobu noonu direction générale bi yëgoon na ko. non réunion bi syndicat la. syndicat mais xam nga syndicat bi xam nga direction générale bi mën na ko bañ a yëg parce que ñun bu ñu toogee suñu biir waxtaan li ñuy fësal après lañ koy fësal mais bu fekkente ni dara seenul ñun mën nañ tëju ci nekk génn te kenn du xam lu ñuy wax. réunion boobu direction générale bi yëgoo ko woon. déedéet parce que suñu yëf la yëfu syndicat la du yëfu direction générale. waaw mais xam nga comprendre naa ne yëfu syndicat la. mais yéen ni ngeen def bay am yenn information yi. syndicat bi tamit. direction générale bi mën naa fexe. ba am ci information. loolu dafay am sax ndax xam nga tey par exemple tey yéen seen syndicat bi. xam nga yéen kese nekku leen fa ci syndicat. te yow man nga am xarit. ku nekk ci beneen syndicat. ngeen waxtaan ci. kooku mën na ko wax keneen ba mu egg ci direction générale bi. mais loolu amutoon. loolu yow amutoon. non c'est vrai loolu moom mënumaa wax ne am na ko wala parce que direction générale aussi bu ko yëgee du la ko wax. d'accord léegi bi ngeen demee ba ci en pleine campagne ngeen dégg signature contrat bi. ñu dégg signature contrat bi. ci lañ ne ñu wootewaat réunion ne gars yi de signé nañ contrat bi donc nañ leen fexe jéebaane leen fexe ba ñoom ñu jox ñu contrat bi ñu xool parce que am na lu ñu ci jot a gis bi ñu commencé wax loolu directeur général ba fi nekkoon
am sunu naataango waa Sutelec gi dem fa ne ko contrat bi ñuy dégg la ñu bëgg a xool mu ne leen léegi dinaa leen woo yéen njiitu syndicat yi ma wan leen contrat bi ci mars bi la woon vers 29 mars yooyu danaa leen woo mu woo leen ci début avril ci benn hôtel toog ak ñoom toog ak kii moom contrat bi ne leen lii mooy contrat bi commencé leen expliquer bi mu leen expliquer ñooñu ne ko contrat bi gudd na gudd bi nga xamante ni du di waxu benn fan mooy tax mu leer dañu bëggoon nga organiser benn atelier ñu dem Saly bu ñu demee foofu ñun ñëpp ñu toog ñu def 3 fan ku nekk la nga war a laaj nga laaj ko mu ne ba d'accord naa mais ba muy wax d'accord naa moom ci semaine ba lañ ko fal ministre ba muy wax d'accord naa ñu def ko kon moom signé na contrat bi ba pare def na lépp ba pare ñu defal ko promotion def ko ministre donc moom dem na nekkatu fi. moom Makhtar Cissé. mais beneen ndaje mu njëkk moom moo ko présidé woon. ndaje bu njëkk bi moom moo ko présidé woon. mais boobu amoon nay laaj ak yooyu. waaw boobu laaj yi soriwul parce que xam nga ñëw rek ñu ne la contrat ngi nii te parce que contrat dafa laaj gëstu tamit bu ñu la tegalee lu bees sa bët il faut yow nga gëstu ko te gëstu bi tamit il faut nga dellu ci ginnaaw ña la yebal ku nekk wax ci sa xalaat donc xatoon na xat bi nga xamante ni juróomi nit ya fa nekkoon secrétaire généraux yi mënuñu woon wax li nga xam dafay engager organisation syndicale yi il fallait que ñoom ñu ne leen bàyyi leen ñu da ngeen di jël temps ñu ànd ak ñeneen ni nit ñu toog doog a càmbar contrat bi ci lañ ko defee au mois de mai waaw ministre léegi bi waa ji demee ñu def ko ministre de l'énergie terewul la mu sàmmonte woon danañ ko def ñu def ko le 2 mai 2019 ci lañ ko def syndicat yi dem ñu daje fa mais ki représenté woon directeur général moom mooy secrétaire général c'est-à-dire ki toppoon ci moom Makhtar Cissé kooku moo fa toogoon parce que kayit yi ñu signé kooku sax moo signé ci place am donc mbir mi daal contrat bi foofu lañ ko amee mu leer. d'accord léegi Lamine. yéen contrat bi lan moo ci nekk loo xam ne jàpp ngeen ne ay léexóor la baaxul ci réew mi baaxul ci Senelec baaxul ci yéen ña fay liggéeyee. waaw xam nga déjà dama bëgg leeral lan moo dugal Akilee ci biir ba pare Senelec lan la ci jublu woon bay signé contrat parce que booy dem bay signé contrat dafa am loo yaakaar ne war na la ko mën a yokkal li nga xam dafa doxul ci yow moo tax nga ne xaaral ma créer dara li nga xam ne dina ma ko jàppale ndax sama koom-koom yéeg. Senelec dafay defar courant di ko togg di ko yóbbu di ko jaay léegi nag bu fekkente ni defar na courant mu génn ci machine yi mu dem ba client yi fay mu xool moom la mu génne woon ci courant pour jaay ko ak la dugg ci xaalis dafa am différence bu xaw a rëy par exemple buñ ne ñaar fukk yu nekk fukk ak juróom-ñaar yi dafa naax saay xamul fan la jaar. xam nga loolu xaalis bu bari la. xaalis bu bari la. léegi Senelec ne il faut ma xool xaalis boobu. fan lay jaar diggante bi ñuy defaree courant ak fa nit ñiy fayee courant. bi ñu defee loolu ñu njëkk a xool ne diggante machine bi fa courant bi génnee ak ca poste courant bi ba muy dugg ci kër client ba diggante boobu. fan la xaalis bi tagee daal. waaw parce que courant bi dafay jaar ci ay fil. dafay jaar ci ay poste courant. dafay jaar ci ay matériel ba taxaw ci buntu kër waa ji. ñu ne lépp luy perte foofu moom la ñuy tuddee perte technique. kooku mooy perte technique. ñaata perte moom ci Senelec perte technique ak lan. dafa am perte technique beneen bi ci laa jëm. waaw ñu ne léegi bu xasee yegg si ci buntu kër waa ji dugg ci biir kër gi bu ñu calculer foofu aussi ñàkkaat nañ ci xaalis loolu la ñuy wax perte non technique bi li ko mën a indi bokk na ci compteurs yi baaxul comme ñu teg ay compteurs yi xam ne li ñuy relever di ko facturer méngoowul ak li waa ji consommé xam nga loolu Senelec da ciy perte. ñu ne tamit fraude bi ci perte technique la bokk fraude bi jégg na dayoo ñu ne mën na am ni ñuy facturer tamit bu baaxul dafay feeñ ci alalu Senelec donc loolu yëpp boo ko boolee moom mooy perte non technique Senelec donc xam na ne xaalisam ci diggante yi la ko perte technique perte non technique léegi nag Akilee foofu la duggee foofu la duggee parce que Senelec
li ñu xamul mooy li nit ñi di wax naan Akilee moo indi xalaat boobu moo indi xalaatu ñu fexe ba perte yi ñu wàññi ko perte non technique yi kooku Senelec daf ci bindoon këyit en 2011 daf ci bindoon këyit bu leer wax ne perte non technique yi pour ñu wàññi ko lu bari il faut ñu jënd ay compteur li ñuy wax compteur intelligent yi Akilee di wax xam nga boobu nguur gi fi sax nekkaguñ fi. donc Senelec xalaat boobu amoon na ko ba commencé sax jënd ay compteur. kon ci perte bi c'est bien avant. waaw c'est-à-dire perte bi c'est bien avant perte bi dafa mës a nekk fii sax Senelec li muy fonctionner yëpp dafay sooxaale ak perte boobu te Senelec dafa jëloon benn cabinet nekk léegi calculer ma perte yi ak nu may def ba mu deñ parce que xam nga liggéey société bu mag parfois du am jotu trop toppatoo yenn yi. da ngay jël benn cabinet nga ne ko liggéeyal ma lii nga indil ma léegi nag moom li mu lay liggéeyal jox la ci xalaatam ngeen toog réfléchir ci ngeen xam yéen ban politique ngeen di def pour génn ci. cabinet bi mu defee liggéeyam ba pare daf ko wax ay yoon bokk na ci yoon yi perte technique yi mooy li jógee ci centrale ba ci buntu kër waa ji ay pexe yi xam ne war nañ koo mën a lal bu xasee ñëw ci kër waa ji nu ñuy def ba perte yi nga xamante ni dafa ci facture la ak yooyu perte non technique nu ñuy def ba wàññi ko donc loolu Akilee ci boppam ki ko jiite dafa bokkoon ci ñi nga xamante ni cabinet boobu fa la doon liggéeyee moom donc gëstu na xam na problème yi Senelec am ba ñu jébbal këyit bi Senelec pour que Senelec doxal liggéey bi ci loolu ci la rocceeku moom parce que xam na problème yi ci la rocceeku créer société ne nañ ko jox moom mu liggéey ko alors que comme ni ma la ko waxee sànq Senelec te li ko Senelec doon gëstuloo Senelec information la si soxla woon ak nan lay def ba saafara wu léegi te Senelec am na ñu ko mën a saafara si ñu ne Senelec am na ñu ko mën a saafara parce que loolu dama lay wax ne 2011 Senelec bindoon na këyit bu leer bu wax ne il faut ñu am ay compteur intelligent compteur yooyu mooy compteur yi nga xamante ni nit ki fu mu toog dafa am benn système bu koy permettre comme yow nii Abdou Khadre nga nekk fii nekk société bu mag ma teg fi benn compteur sa compteur ni muy doxee dama koy gis fi ma toog bu facture jotee fi ma toog mën naa laa facturer boo defee ni dul naka si dul noonu compteur bi daf ma koy signaler ba pare yow mën naa laa dimbali na ngay consommer sa courant ba yenn période yi muy cher machine bi daf ma koy wan compteur daf ma koy wan ma ne la soo bëggee sa facture wàcc il faut nii nga koy consommer donc conseil compteur bi daf may dimbali dama lay dimbali sax yow client bi nga xam naka ngay consommer. koo bëgg a couper mën nga toog fa couper ko aussi. fi may toog mën naa laa couper mën naa laa remettre tamit. compteur bi loo ci laal moom dama koy su ma duggee ci benn système daf may wan. te bu boobaa dem fay facture wala nit ki kenn dootul relever ti kon aussi. voilà kenn dootul relever ti facturation yi day kii donc pour wal na ne xalaat boobu Senelec amoon na ko mais jamono jooju 2011 sànq nee naa la mooy jamono yi gën a tar ci Senelec mooy temps wu nguuru Ablaye Wade nga xamante ni courant Senelec da daan perte Senelec loolu amul woon moyen pour développer ko mu gis ay partenaires yi nga xam ne pare nañ pour financer ko muy Banque mondiale muy AFD Agence française de développement muy KfW benn coopération allemande. ñoom ñëpp pare woon nañu pour jàppale Senelec ba jox ko xaalis ba Senelec commencé jënd compteur mu jënd 50,000 compteurs intelligents ak 150,000 compteurs ordinaires donc compteurs intelligents yi commencé woon ba pare jox ko benn plateforme de mesurage bu ñuy wax AMI. kooku mooy li nga xam da nga koy teg boo ko tegee da lay permettre mu nekk liaison entre yow ak compteur bi ci loolu lay jaar pour que yow nga mën di wax ak compteur. d'accord léegi Lamine. ñu def benn résumé bu ndaw. su ko defee jàll ci contrat bi. léegi kon mbokk yi nga xamante ni yéen a ngi déglu Rewmi FM léegi ñu leeral comme li Lamine wax li nga xamante ni tey moo tax Akilee am. ak lan ban problème la Senelec amoon. ba woo benn cabinet. Senelec da doon def ay perte. te xamul perte bi fan la jugee. ni mu koy toggee la ba ci poste bi la wala poste bi wala ba ci kër gi la. muy ay perte technique
ay perte non technique non technique mooy peut-être ni ñuy bindee facture bi ni ñu koy relever wala ay fraude léegi bi Senelec loolu ump ko te ay milliards la amul jotu def xayma boobu mu woo benn cabinet pour mu liggéeyal ko ci loolu cabinet boobu nag ki nga xamante ni tey moom moo jiite Akilee moom dafa bokkoon ci cabinet boobu bi mu demee ba nga xamante ni moom ñoom saytu nañ xool perte bi fi mu nekk xool li xew biir Senelec lépp si la dem rocceeku dem créer Akilee ñëw na ko nag bëgg naa gagner marché bi nga xamante ni moo jëm ci dindi compteur yi nekk ci Sénégal yépp def fi ay compteur intelligent compteur intelligent da ngay toog fi nga toog man koo relever man a couper nit ki man ko wax ne ko nii ngay yaxanalee sa courant mën a identifier ku si bëgg a def luubal nga toog fi nga toog xam ko fi ba perte yi mën a saafaraw mi noonu la demee je pense que Lamine waaw noonu la demee d'accord léegi nag contrat bi Lamine ki moom Akilee bi mu yollee koo dem créer Akilee dafa ñëw signer ak waa Senelec contrat pour def liggéey boobu noonu léegi contrat bi après ci biir signature bi xam nga signature contrat tamit kenn mënu koo bañ te am na ci sañ-sañ aussi lan moo tax yéen lan moo leen ci naqari bon li ñu ci naqari mooy xam nga déjà dañ ne moom filialu Senelec la boo ñu xoolee ci OHADA article 179 man nag du ma am de droit mais li ma sama gëstu may laay wax 179 article 179 bu OHADA dafa wax ne filiale mooy société ba nga xam ne capitalam li ca ëpp lu ëpp 50% société mère bi moom moo ko moom c'est-à-dire que tey jii buñ ne Akilee filiale la Akilee mënul am lu tolloog 50% ci capital bi société mère bu boobaa Senelec lay doon Senelec mooy ëpp doole Akilee doog a jël beneen part mais bu ñu xoolee ci contrat bi maanaam Senelec mën naa am 60% wala 65% Akilee am li si des mais c'est anormal Akilee am plus de 60% wala 50%. waaw xam nga pour tënk ko mu leer. parce que ñi ñuy waxal xëy na ñu si bari duñu technicien. boo tekkee baatu mère ak filiale. mère ak fille. yaay ak doom bu jigéen. yaay mënul mag doom bu jigéen. mënul nekk yow sa doom moom. maanaam doom ji mënta mag yaay. mënul nekk. donc buñ ko doon tekki noonu lañ koy tekkee. te ci contrat bi Senelec 34% la am Akilee am 66%. loolu yoon daf koy tere. non loolu bon man du ma gëstukatu droit mais li ma wax ci droit li nekk ci biir OHADA mooy organisation des harmonisation des affaires au niveau de l'Afrique occidentale léegi foofu loolu lañ ci bind te boo duggoon ci net bi sax définition yi ngay jot yépp loolu lañ lay jox te bu ñu tegee fële sax affaire définition bi man Senelec man maa am ay clients man maay defar courant man maa am sama problème. yaa am personnel. man maa am personnel lan mooy ndeyu may jël li ëpp ci affaire bi di ko jox benn nit boo demee France ñoom am nañu lu mel ni Akilee nii lu tudd Enedis nga xamante ni seen société courant moom moo ko yor dafa créé benn filiale bi nga xam ne filiale bi moom moo ko moom. ëpp ci doole. di leen wax lan la ñu war a def ak lan la ñu warta def ça veut dire que bénéfice boobu ci société bi lay dellu. léegi bii nii Akilee lu mu si am. bii nii xam nga bii li ci lóob dafa bari Abdou Khadre. déjà Akilee li njëkkal normalul moom mu am 66%. xam nga loolu du yoon. deuxième bi Akilee ne léegi man da ngeen may jox ma teggi compteur yi ci Sénégal yëpp. indil leen ay compteur fii ak 10 ans muy 2,7 millions compteur Akilee defarul compteur fa Senelec daan jëndee compteur dafay dem jëndi foofu compteur ñëw indil la jaay la ko teg ci bénéfice am. loolu commerçant yi kan mooy teg compteur yi. Akilee dafa am personnel bu koy teg fa laa jëm xam nga léegi yow da nga daan jëndi ma ne toogal man maay jëndi jaay la teg ci sama bénéfice ñëw jël loolu bénéfice bu liñ naan xobet. boobu maanaam ma ngi mel ni compteur yi Senelec doon ko jëndee marché HLM. waaw. Akilee tamit marché HLM la koy jëndee ji. voilà noonu la. d'accord mais la ko Senelec doon jëndee HLM loolu la ko Akilee jëndee. déedéet Senelec bu ko jëndee woon ni ko état bi permettre Akilee jënd ko Senelec dina ko jënd gën a yomb te dinaa ci dellu siwaat foofu léegi loolu moom mooy mbirum compteur bi. ñu ne encore par exemple tey su ma ne la Abdou Khadre dama lay jaay compteur fii ak fukki at compteur bi lii lay jar
damay jël exemple ci sa portable bii tey. portable buy doog a génn. mën na jar 200,000. fii ak juróomi at dina jar 200,000. déedéet fii ak portail dépassé na ko. day fekk dépassé nañ ko. fii ak weer rek mën naa bañ a. day wàcc parce que technologie bi du taxaw. bii ma lay wax nii 190 fi mu ne nii boo amee 140 da nga koy am. mu ngoog waaw. xam nga loolu yow ma ne la li ma lay jaay fukki at loolu laa la koy jaayee. alors que leneen mën naa ñëw. non fii ak fukki at compteur yooyu day wàcc ba am na yeneen yu bees yu gën a performant. dëgg la yu gën a performant ma ngi mel ni da ngay jënd say lampe wala say karo ñu toogaat ay at nga soppi ko. technologie bi du taxaw. day dem yoonam. yow nag la nga nar a jënde fukki at moom nga koy jënde ba pare ma ne la yow amoo droit fépp ci biir Sénégal amoo droit teg benn compteur bi nga xam ne du man maa la ko jaay même buñ la ko mayoon. amoo droit teg ko même bu fekkee ne da nga am usine buy defar ko ne Sénégal may naa leen tant de compteur yow benn compteur sañoo ko teg ci Sénégal ci ak fukki at man kese maa lay jaay ba pare nag xam nga lu doon yoon mooy boo ma defalee loolu ne ma fii ak 10 ans dañu war a topp njëgu compteur bi su demee ba ay at ñu gis ne compteur bi wàcc ñu toogaat discuter. ne la compteur bi wàcc na nañu réviser prix bi. mais loolu nekkul ci contrat bi dañ ne la ma la koy jaayee. mais li nga wax ni garaaw na de limite. wallaahi mooy li am dañ ne la fii ak fukki at. même prix bi la même prix bi la du bouger. moom la ñu amul révision tarifaire ci contrat bi yëpp amul révision tarifaire révision tarifaire mooy ñu dem ba si yàgg ñu waxtaanaat. mais technologie day gën di avancer. waaw xam nga boobu moom mooy mooy compteur bi loolu moom xaalis xobet la bu taxaw. ñaareel bi Akilee ci contrat bi mu ne compteur bi dafa am lu muy àndal man compteur bi ma lay jaay maa lay defal coffret bi ñu koy def. coffre yi nekkoon ci kenk yi rek yooyu. voilà coffre yi nekkoon xam nga buntu kër yëpp Senelec dafa la wax léegi. pour ma installer la da ngay génnee coffre bi. ci mbedd da ngay génne ci mbedd waaw. nga ut sa disjoncteur. ut sa court-circuit. yëpp nga monter ko Akilee neeg yooyu yëpp man maa koy indaale léegi. léegi quincaillerie yi. quincaillerie yi ñoom bu yeboo ñu xam ni ñuy def seen i mbir. loolu moom quincaillerie dootu fi jaay compteur dootu fi jaay disjoncteur dootu fi jaay coffret. donc kooku marché la ci biir marché. 2,7 millions coffret yi nga xam ne Akilee da koy jëndiwaat ñooy jaayaat te xam nga Akilee dafa ne investissement am la mais la muy jël noonu coffret yeeg disjoncteur yeeg yooyu yëpp bu ñëwee installé ko ba pare dafa ne Senelec programme bi ma lay tegal dana jur bénéfice bu amee li ñuy njëkk a génnee mooy man la ma dépensé woon ci ay coffret rek ma koy delloo. coffret yi ba ma leen di jëlee à l'étranger di leen indi paas ba ma leen di paasal rek ma koy delloo. yaa ngi dégg. coffret yi bu ñu xasee ñëw ba port ak compteur yi ak li ne pare naa ci Senelec yaa koy transporter yaay ut foo koy stocké yaay ut ku koy garder lépp Senelec yow yaa koy gàddu moom pare na ci yow yaa may jaay commandé naa yow yaa def sa commande da ngay ñëw commandé stocké sa magasin di ma livrer mais Akilee du livrer. du fay transport du fay magasin du fay gardien ci contrat bi dafa ne Senelec yow yaa koy jëlee port yaa koy def ci magasin yaa koy garder ca Saliba laajoon nañ ko ne ko yow pourquoi utoo sa magasin bopp mu ne pourtant de xalaatoon naa ko lan moo ko ci génnee kon pourtant de xalaatoon naa ko la wax. waaw d'accord mais xam nga lan moo ma jaaxal Lamine. lii nga wax nii moom. wax dëgg yàlla bu dee mbir mi moom nii la demee textuellement. ma xam ne maanaam doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne man mosuma dégg. maanaam lu mel nii. ndax damaa xam ne tey bëri na ay sociétés yoo xamante ni tey dañuy dem wuti ay cabinet pour ñu auditer leen. wax leen problème bi. ñoom am nañ ci solution. ndax damaa jàpp ne Senelec ak ni mu yàggee. ak ni mu bëree ay techniciens. ak nit ñu xarañ. te Senelec fi mu doon jëndee compteur yi. xam na ko. Akilee gënu ko xam. ne Akilee def ba jënd ko. ba ndi ko port. nu ko raw Senelec mënee na ko noonu. Akilee amul personnel. te Senelec am na personnel boo xamante ni tey Lamine boo ko joxoon mën na laa monter compteur bi. mais léegi lan moo tax loolu lépp wala Senelec dafa amul personnel boo ko defal loolu. non xam nga Akilee déjà posé compteur bi nga wax ci contrat bi Akilee dafa ne Senelec saa yi ma soxlaa posé compteur nañ ma jox ay nit ñu dem posé ma sama compteur. loolu la bind ci contrat bi dafa leer danga may jox ay nit ñu dem ñu posé ma compteur bi. mais lii moom amul personnel bu ko def loolu moom dafa leer nañ ne moom amul personnel bi te ñoom xam nga nit ñi parfois dafa am ñi nga xam ne xëj na xamuñu man danaa leen comprendre
mais dafa am ñi nga xamante ni dañoo xam ba pare leneen tax leen a jóg dañu ne way ñii ay cadre lañu yu jàngi woon ay doomu réew mi dañoo ñëw installer dara moo gën ñoom ñu jël xaalis bi moo gën ay étranger di ko jël et cetera mais Abdou Khadre xoolal ñaata quincailleries ñoo nekk ci Sénégal. kenn xamul nu mu toll. ku ci jaay benn coffret même bu dee 1000 francs nga ci am ci kër ga la jëm ñaata nit ñoo ciy lekk. benn te ñii gënuñu laa nekk sénégalais. gënuñu laa nekk sénégalais ñetti nit la ay millions de sénégalais di jaay ñetti nit séddoo ko loolu mooy patriotisme loolu du patriotisme. xam nga tamit Lamine dafa am loo xamante ni Sénégal tamit dama koy gis gars yu bëri xam naa danañ ci ñëw ci maanaam ñi nga xamante ni mooy club des investisseurs gi nga xam ne am nay jafe-jafe sax mais dama jàpp ne man loo nekk nit ku ñuul. loo nekk jeune. contrat dañ ko war a teg si yoon. mais lii ma dégg nga wax fii. loolu maye xaalis la tudd. saaxee xaalis la tudd. ay yenn nit. bëgg a jël moomeelu askan wi. la tudd. ndax lii nga fi wax nii. kii toog ci machine bii. bu amee ñaar ñu ko xalaatal. mën na ko. ndax contrat 187 milliards nañ waxante dëgg. banque boo mën di dem ñu lebal la xaalis. lu wér banque boo dem ñu lebal la xaalis. lu wér fii lañ koy jaayee. yor nga xaalis. nga dem yow la nga fay jëndee sax la ka la doon jëndee mooy gën a moins cher. installé munoo installé. Senelec ñoo lay installé. Senelec ñoo koy jëlee port. mais Lamine loolu. Abdou Khadre am na lu gën a kii xam nga moom ba muy dem ci banque yi dafa ne Senelec da ngay dañuy ànd nga garanti ma ci banque yi. ah bon. waaw contrat bi loolu loo ci nekk. Senelec moo garanti Akilee. Senelec moo garanti Akilee ci banque yi. ba pare xam nga compteur yu day noonu 2,7 millions compteur da nga war a def appel d'offre. appel d'offre amu ci. appel d'offre amu ci moom dafa dem rek gis benn société wax ak moom tey jii Senelec état bu ko permettre woon moom mu jëndi compteur yi sans def appel d'offre. mën na ko jëndee genn wàllu li ko Akilee di jëndee di ko jaay. waaw bu ko état bi permettre woon ne ko léegi dama nga signer contrat ak benn société fii ak 10 ans mu lay jaay compteur yii bu boobaa Senelec dana wax ak moom ba nga xamante ni compteur yi lu muy gën a wàcc sur le marché mondial day gën a wàcc encore pour Senelec dina ko am lu gën a yées fuuf li ko waa ji jaay mais waa ji amul appel d'offre dafa dem ñu permettre ko mu dem jëndi signer benn contrat de waaw nu mu tudd sax 2,7 millions compteurs. d'accord mais 187 milliards. waaw mais Lamine. mbokk yi ñu fàttali ne yéen a ngi déglu Rewmi FM seen émission pencum réew mi muy am samedi bu jot bu 15h jotee jàpp 16h xam nga Lamine. fi mu ne nii responsabilité bi. nii nga ko waxee nii te man nii laa déggee contrat bi. ci ñu bari ñoo xamante ni tey jàpp naa ne xam nañ ci dara. maanaam responsabilité bi du ci Akilee. ndax Akilee peut-être tey bu dee ay papiers yu légal pour mu nekk société. am na ko. bu dee war a gagner marché. am na sañ-sañ gagner marché. kenn mënu koo tere gagner marché. waaw soo nekk woon sax lu gënoon a yomb lii sax Akilee moom jàpp naa ne amu ci benn part de responsabilité. mais Akilee ñi mu ko seqaloon. Makhtar Cissé mi nga xamante ni tey moom moo nekkoon directeur général bu Senelec. mais Senelec tamit am président conseil d'administration. ci am ba pare conseil d'administration. représentant ministère de l'énergie. ministère des finances. du budget. caisse de dépôt et de consignation. contrôle financier. mais ñoo ñëpp est-ce que amuñu ci part de responsabilité. waaw xam nga loolu moom responsabilité il faut mu am bu dara amee mais responsabilité ki koy situer moom mooy ña war a gëstu affaire bi. moo tax tey damay saluer sunu camarade Serge sama cadre yi seen syndicat dañoo dem saisir corps officiel yi. corps officiel yi. képp ku ci sa responsabilité taq dinañ la déglu. parce que tey jii bëgguma ŋàññi ma Samba wala ma Demba. kon kay corps de contrôle yooyu OFNAC lañu saisir ñoom ARMP Cour des comptes. voilà ñoom ñëpp saisir nañ leen kon ñooñu danañ saisir conseil. ñooñu bu ñu defee seen liggéey ku ci nekk daañu la déglu. lan mooy sa part de responsabilité. ci contrat bi. bu boobaa ku ci nekk da nga tontu. danañ xam ku ci nekk sa degré de responsabilité ci lii taxaw. moo tax man bugguma citer Makhtar Cissé bugguma citer keneen dama ne rek lii am na ay responsabilité parce que tey jii
dañuy wax ne Senelec am na ñu fa nekkoon ba ñu signé contrat bi ña nga fa nekkoon wër Matar Cissé jàppale ko mu def loolu. nekk ay directeurs généraux. nekk ay directeur quoi ci biir Senelec. est-ce que ñoo ngi fa ba léegi nii. waaw ña nga fa. léegi ñoom ba léegi nii bokk nañ si ñuy ŋàññi contrat bi wala ñi ànd si contrat bi lañ. waaw am na ñuy ŋàññi contrat bi mais dama bëgg société ni muy doxee. waaw responsabilité société le responsable moral bi mooy directeur général. parce que tey jii ba Senelec soqalikoo ba courant coupé tul kuñ daan dégg. directeur général. directeur général lañu daan dégg. Macky Sall président Macky Sall bu daan wax ne li mu réaliser pour Sénégal bokk na ci courant bi ku muy tudd Matar Cissé. Matar Cissé. ba promotion amee ku ñu jox promotion. Matar Cissé. Matar Cissé loolu mu daan am. ña ko doon jàppale ci suuf kenn xamu leen ay directeur lañ mais dégguñu leen. bu luux mbóot amee aussi moom mañ daan dégg naka yenu ba pare buy taxal keneen mu taxal keneen. dëgg la man loolu moom mooy sama gis-gis. parce que comme bu tàccu amee yow la ñuy tàccu bu daanu amee. na nga ko assumer maintenant nag corps de contrôle yi. bu ñu ñëwee ñooñu ko wëroon ku ci nekk daañu la déglu ci li ma yaakaar laaj la yow lu tax bañ tollee fii defoo lii lu tax waxoo lii est-ce que waxoon nga waaji lii est-ce que waxoon nga waaji lii mais a priori même Matar Cissé il a la présomption d'innocence. mënuñu ko condamner tant que nit ñi dégluwuñ ko parce que ba léegi moom ŋaangu ci keneen ŋaangu ci mais ñun li ñu soxal moom mooy lii nii. du li nga xamante ni njëriñu Sénégal la te dafa am beneen aspect ci contrat bi nga xamante ni kenn du ko tudd te moo ëpp xaalis encore boobu beneen xaalis la c'est-à-dire contrat bi lépp xaalis la gis nga Akilee dafa ne Senelec perte technique yi ma la doon wax xam nga loolu ma la wax sànq yëpp ci perte non technique la jëm. léegi dafa am perte technique bi Senelec ba mu waxee cabinet boobu defaral ma ay études. ci transport bi maanaam courant bi fu mu gën a magee 225 volts 90 volts et cetera ak ci distribution bi 6 mooy buy jóge ci poste yu ndaw yi ñëw ci kër yi. lam fay perte nu may def ba mu deñ cabinet bi wax ko yoon. Senelec commencé programme boobu boo xoolee perte technique yi am na benn tableau bu ñuy wane perte technique yi depuis at yële passé ba léegi da ngay gis ne day gën a wàcc. surtout 2018 bii dafa gën a wàcc ça veut dire que programme bi Senelec mi ngi koy dawal di dem Akilee ne léegi perte technique bi bokk na ci li nga xam ne dinaa leen ko liggéeyal ni ma leen koy liggéeyal mooy su ma toogee ma ne leen damay teg benn compteur ci benn poste courant compteur bi daf may wan courant bi ban moment lay yéeg ban moment lay wàcc est-ce que dafa chargé trop après ma ne leen transformateur bii nekk ci compteur bi changé leen ko ngeen teg ci beneen. te ci contrat dafa ne la ma leen wax na da ngeen koy def su ma leen ne changé leen da ngeen koy dindi. yéenay jënd teg waaw loolu la bind. ne su ma leen ne changé leen bii rek da ngeen koy changé. ndax moo sëpp doole ci contrat bi. waaw non c'est-à-dire contrat bi mu signé côté technique bi. ah am beneen contrat mu signé waat foofu. waaw que ça ci contrat bi dafa am benn aspect yi nga xam ne moom mooy les pertes non techniques. xam nga contrat compteur yi dafa féete fële. mais lépp ci biir contrat bi la nekk. mais bii dafa naan fële kat transfert bii nekk fii. Castor jëm ci kaw transport bi ñi ci alimenté dafa bari yenn moment day tàng da ngay perte courant dindi ko nga teg bu gën a doole wala nga teg beneen poste. te ci kon daf la su ma la ko waxee da nga koy war a def. yow doo ko jënd moom mooy Senelec mooy jënd def indi personnel am teg li mu wax. mais loolu muy wax ne nag Senelec def cabinet bi daf ko bindal Senelec ba Senelec nekk ci programme boobu ce qui fait que ëllëg bu ñu gisee ne fii kat lañ fi doon perte wàññeeku na mu ne man maa ko def de. parce que maa leen waxoon def leen ni alors que loolu mi ngi ci biir programme mu Senelec commencé na programme boobu. xam nga li ma la. xam naa bu baax a baax. léegi nag moom ci loolu la profité mu ne lépp lu ma leen wax rek même bu ñëwee ne secteur bii kat man li ma fi gis li ñu perte courant dafa bëri fraude Senelec indi leen ay nit ñu dem xooli moom du indi nit de ci contrat bi dafa wax Senelec su ma la ko waxee rek automatiquement da ngay indi ay nit ma yónni leen ñu dem dindi seet fraude bi fan la moom du yónni nit amul personnel boobu. personnel Senelec lay wax dem leen ngeen seeti fraude bi ngeen indi ko donc ci perte technique boobu moom mu ne dañuy xayma 2004 ba 2017 Senelec perte technique bi ni mu tolloon te xam nañ ne 2004 ba 2017 Senelec réseau bi baaxul woon dafa màggetoon li mu doon perte ci courant ndax fi muy jaar dafa doy waar Senelec bi ko waa ji dafa lee cabinet
cabinet bi ko defaree mu defa plan yeesal 2016 2020 commencé changer affaire yi perte yi commencé wàññeeku moom dafa ne dañuy natt 2004 ba 2017 la Senelec daan perte ñu natt léegi li mu gagné ñu xam ne moom moo ko fi indi. alors que du noonu. moom indiwu ko fi. Senelec mi ngi ci programme am. léegi lim ci indi dafa am lu mu ci am moom. waaw léegi buñ ko indee ñu xayma ko ñu ne Senelec kat daan na perte lii pertatu ko akile moo tax loolu ñaata la ci xaalis ñu xayma ko buñ ko xaymee mu ne benn partie xaalis bi da ngeen ma koy jox lépp lu ma investiroon ci ay transport ak ay coffret ci laa koy jël da ngeen ma koy rembourser moom mooy la partie fixe ci bénéfice bi lépp lu ma defoon jënd coffret paasal ko bateau wàccee ko Sénégal jënd ay disjoncteur yooyu yëpp ci xaalis bii laa koy jël investissement ya ma defoon yëpp ci bénéfice bii da ngeen ma ciy jox loolu. li si des nag ñu doog ko séddoo li si des noonu. ci xaalis bi. d'accord ci lañ koy séddoo. d'accord mais Lamine yow yaa nga nekk Senelec ci syndicat bi di Sud-Ten léegi Lamine pour askan bi tamit comprendre contrat bi nga xamante ni tey Senelec signé na ko ndax man jàpp naa ne li ngi ci wax maanaam muy wut cabinet pour xoolal ko lan moo xew. jàpp naa ne liggéey la boo xamante ni bu rafet la bu Senelec def. cabinet bi nag bu dee nit doyloo na la ba def loola audit wala mu càmbar loola ba nga càmbar ko ba indil ko ay résultats. na ko lii ak lii kat soo ko defee solution mën naa am. léegi li ma bëgg a xam muy liggéey bii di Akilee di def nii. est-ce que Senelec mënoon na koo defloo ay employés am ak yu nekk biir Senelec. te du ko signé ak beneen société bu nekk ci réew mi wala bu nekk bitim réew est-ce que Senelec moom mënoon na ko defal boppam. Senelec war na ko mën a def mais boo xoolee adduna bi ni muy doxee société yu mag yëpp dañuy créer filiale. yow signature contrat bi yow bañoo loolu. bañu ma ko mais xam la laay bañ. waaw Senelec mën na indi filiale bi nga xamante ne Senelec. comme doomu réew mi yooyu ñuy wax. ay doomu réew jàng nañ. mais ñu jox leen lu tolloog lu ñu war a am par exemple bu dee contrat bi la. ñu ne leen léegi Senelec mooy moom 75%. yéen am ngeen 25%. nañ leen liggéey. parce que Senelec bu fekkente ne Senelec moo gañe xaalis. waxoon naa la ko ci njëlbeen ba. Senelec bu amee xaalis ba bénéfice bi bari ku ci nekk da nga yëg sa poste facture courant dafa war a wàcc. village yi gën a reculer ci Sénégal. parce que léegi y a une loi accès universel à l'université à l'électricité. c'est-à-dire que fépp fu nit nekk ci Sénégal dañ faa war a yóbbu courant mais loolu bu Senelec te ñooñu fa ñu nekk la ñuy fay yow moom nga war a fay parce que du woon noonu bu njëkk ba dafa am ay sociétés yi nga xamante ni ñoom dañuy signé ak ñoom contrat ñu installé benn village banque mondiale accompagner leen waa dëkk ba di fay banque mondiale di leen jàppale mu ñu demee ba mënatuñu fay waa dëkk ba la ñuy fay mooy ëpp kon li waa Sénégal li waa ñi nekk ci taaxu kaw yi di fay léegi président bi daal di génnee benn loi accès universel à l'université à l'électricité loolu mooy fu nit nekk la ngay fay la keneen di fay c'est-à-dire que même bu nekkee ne ñi nekk ci dëkku kaw yi courant bi pour ñu yóbbu ko fa dafay cher ak lépp infrastructure yi bénéfice bi ñuy am ci taaxu kaw yi moo koy complété. d'accord mais xam nga Lamine man contrat bi yaa ngi wax ne bu doon man na maanaam ay ndaw lañ nekk ay sénégalais. même bu doon 25% lañ ci am. ci xel. jàpp naa ne nit ki ngeen signé contrat 10 ans. ci ay compteur ak technologie ni mu mënee soppi ko. nga ne même compteur yi fii ak 10 ans même prix bi laa la koy jaayee. te ñëpp xam ne. électronique. muy ordinateur muy téléphone muy caméra muy télé lu mu ci mën di doon. weer boo si dem njëg gi wàññeeku. c'est sûr yow nga ne ko fekk 10 ans. prix compteur bi ma la doon jaay moom laa lay jaay ba 10 ans. loolu wax dëgg yàlla. jàpp naa ne xel nanguwul loolu. c'est vrai amuloo personnel. yaa may jox personnel. yaay fay transport bi. yaa may jox garantie banque. beneen bi tamit ki xam mbooti Senelec ba pare ñëwaat loolu conflit d'intérêt sax mën na ci am. ci lu wër d'accord léegi Lamine. waxtu wi ma ngi jeex yéen léegi seen combat. fan ngeen bëgg a yem fan ngeen egg ci seen combat commencé ngeen combat bi fan ngeen ci yem ak fan ngeen xalaat ne da ngeen fa yegg. waaw combat bi moom xam nga li ñuy def nii ci combat bi la bokk déjà yee nit ñi pour wax leen lan moo nekk ci biir contrat bi loolu ci combat bi la beneen bi mooy toog nañoo ak directeur u Senelec aussi toog nañu toogaat ak moom wax ko li ñu xalaat ci mbir mi
wan ko tamit ne ko ñun duñu mës a nangu contrat bi xëj na dëkk bi ak feebar bi fi nekk moom moo tax yenn mobilisation yi doo ko mën a am bu dul woon loolu kon danañ def ay manifestation danañ def ay sitting danañ taxaw biir Senelec ne fii dara dootu fi dox tant que contrat bi delluwuñ ci ginnaaw. mais du ngeen dem seeti société civile bi wax leen contrat bi li si nekk. waaw xam nga société civile bi. am na du seen xeex yéen kese de est-ce que. non xam nañ loolu. xam nga société civile bi sax am na ñi nga xamante ne commencé nañ ñu contacter pour ñu waxtaan ak ñoom ñu expliquer leen li ci biir ñu ne leen may leen ñu waxtaan suñu biir après ñu jàpp date donc ba loolu ba léegi ci combat bi la bokk mais combat bi c'est-à-dire combat wu réew mi la dootul sax dépassé na syndicat comme parce que ñun buñ doon seet lu yomb rek ak i lee nekk feek ñàkk fi nekk ñun dañuy am suñu salaire xëj na mën nañ bësanteeg Senelec sax ba mu yokk suñu salaire kenn duñu yëg dañu jàpp ne lii ñu bokk ñun waruñu toog di jugal suñu poos dañu war a fexe ba Senelec bu soqalikoo Sénégal gi yëpp yëg ko parce que tey ba courant bi yéegee ñëpp génn ci mbedd mi di kaas ñëpp dañoo taxaw wax ne warta yéeg donc ñun bu ñu gisee beneen bunt bi nga xam ne ci yàq mbirum Senelec la nekk dañ cee war a taxaw parce que ñun ñoo fi toogal waa réew mi dëgg la maanaam bu dee ñàkk fay courant sax yéen moom dañ leen di tumaal naan du ngeen en général du ngeen faral di fay courant non danañuy fay sax parce que foofu moom nit ñi dañ leen tuumaal rek waaw dañuy tuumaal boo demee ci àdduna bi société boo mënta gis ku nekk la ngay liggéey daañ la ci defal ay faveur même jàngalekat ba école ba muy jàngalee la muy fay bokkul ak beneen parent d'élève bu fa jàngalewul